salaam salaam sama gars yi di nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen jox seen wàccuwaay fépp fu ngeen mën a nekk rawatina sama mbokku diaspora bi nga xam ne kenn du ñoom ñu ngi leen ziar bu baax a baax ci weeru koor bi di leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla lépp luñ jaam ci koor bi yàlla ko suñu borom nangu ful ko may ñu teewee ko ay at yu bëree bëri at bu ci ñëw rek dàq beneen at bi. yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw sama gars yi tey ñu ñëw ci lu am solo mooy l'état actuel de l'économie de notre pays qui est à terre nga xam ne gars yi duñ ci taxaw lu bëri mais loolu mooy li am déjà balaa may sori may interpeller Macky Sall di ko wax moom moo wane woon Sénégalais yi dina atteindre l'autosuffisance en riz en 2017 defu ko ñu ngi xaar ay réponses mu andi ñu des réponses par rapport à ça lan moo tax atteindre autosuffisance en riz bu mu waxoon Sénégalais waaw sama gars yi dañ nekk ci benn dëkk boo xam ne nee nañ population bi c'est estimé à 17 millions d'habitants répartis sur 14 régions région bu mel ni Dakar nga xam ne mooy capitale bi presque 6 millions habitants yëpp fi lañ nekk dajaloo fi ñenn ñi di dund ay conditions yoo xam ne xel nangu ko te mu nekk loo xam ne waru woon demee noonu mais loolu di wane lajj bi ñi nga xam ne ñoo ñuy jiite lajj ba investissement yu ñu waroon def ci dans les régions defuñ ko ba nga xam ne nit ñi dañuy obligé ñëw tënkaloo Dakar dajaloo Dakar ba nga xam ne embouteillage boobu bii di am lu mënoon a ñàkk la mais médiocrité yi ñi ñuy jiite moo tax mu am léegi boo jëlee population bu toll noonu ba pare nga ne sa budget mu ngi ci 5150 milliards d'accord 5150 milliards yooyu soo ko jëlee les 95% ci ay taxes ak i impôts lay jugee plus particulièrement les taxes douanières te taxes douanières yooyu aussi soo jëlee 45% ci seeni recettes mu ngi jugee ci les produits cosmétiques trouver l'erreur léegi foog sénégalais yi comprendre benn affaire mooy que sénégalais yépp ñooy fay impôt ku ko xam ku ko xamul yaa ngi fay impôt sénégalais bu juddu rek commencé na fay impôt les PME PMI entreprise bu ndaw ba bu gën a mag ñëpp bay fay impôt sénégalais bu nekk produit boo jënd lu mu ndaw produit boobu fay nga ci impôt léegi nag taxes yeeg impôt yooyu yëpp la état central bi di dajale dugal ko ci gafagaay keesu état bi léegi loolu lay jël redistribuer waat ko population bi lii mu dugal ko ci santé lii mu dugal ko ci éducation lii mu dugal ko ci sport et cetera et cetera et cetera léegi li ci gën a am solo mooy en général suñu état yi ñoom économie ñu ngi koy tënk rek ci ay taax te économie dëgg économie réelle kenn du ko natt ci ay taax économie réelle dëgg ñu ngi koy natt ci ay entreprise seen compétitivité seen chiffre d'affaires et cetera ci investissement yooyu la ñuy nattee économie réelle mais pas ay taax yuy jug tabax naa fii benn cité Diamniadio tabax naa fii benn kii ay bâtiment non du loolu la ñuy nattee économie gën nag kawe loolu léegi
léegi dañ nekk ci comme ñu ñuy jiite dañ nekk ñoo xam ne c'est des paresseux ñoom li ñuy gën préféré rek mooy li gën a yomb mooy lan mooy dem vers les ku ci bi ñu amee projet comme amuñu xam-xam bu leen mën a permettre ñu créer ay mécanismes yoo xam ne da leen mën a permettre ñu am xaalis mën a financer seen projet non duñ def loolu dañuy préférer dem vers les bailleurs de fonds comme FMI wala Banque mondiale pour ñu financer seen projet léegi dëkk ay kii yu mel ni FMI wala Banque mondiale soo ñëwee di leb xaalis ñoom duñ la wax dara dañ naa la waa baax na soo bëggee 5000 milliards sax mun nañ la kaa jox su leen wóoree ne yow di nga remboursé dañ la koy jox tant que atteindre loo plafond bi dañ lay lebal mais ñoom seen bor duñ jël rek jël xaalis rek jox la noonu nga dem non ñoom fonctionné wuñ noonu ñoom suñuy financé sa projet parce que projet boobu noonu seeni entreprise ñoo koy doxal léegi suñ la lebalee seen entreprise mooy gagné marché bi léegi seen entreprise su gagné marché bi ñëw sous-traité entreprise nationale yi fi nekk jox leen ñoom ñu def job bi après ñoom ñu jël seeni milliards dem seen yoon bu ko defee da ngay dégg sama gars yi taxaw fii di bàkku naan am nañ croissance 5% 6% fekk croissance boobu yemul ci lu dul ay chiffres rek la yem parce que koom-koom bi dëgg li waroon li taxoon ñu li créé woon croissance boobu dëgg alal boobu noonu ñi ko moom jël nañ ko yóbbu ko seen réew bàyyi la ay chiffres nga nekk di bàkku ay chiffres léegi bu fekkoon loolu yëpp li muy wane rek mooy li may wax rek paresseux wu ak médiocrité ñu ñuy jiite développement dëgg mooy balaa may jël 1500 milliards di ko def ci benn terre may jël 1500 milliards investir ko ci agriculture nga xam ne moom mooy moteur de développement investir ko foofu assainir l'environnement des affaires nga xam ne yenn investisseurs yi dinañ mën a ñëw créer ay industrie de transformation mën a créer valeur ajoutée loolu mooy développement loolu mooy xam-xam mais nekkul rek bind projet dem FMI am naa projet pour financer tel ñu lebal de 1500 milliards nga ñëw taxawal benn terre ñëw di bàkku loolu du xam-xam loolu du développement xam-xam dëgg mooy nga fexe mooy comme lu Chine def il y a 50 ans wala 60 ans en arrière Chine wala Corée bokk nañ ci dëkk yi nga xam ne peut-être ñoo Sénégal ñoo tolloo woon doole mais tey ñooy dimbale Sénégal parce que dañu utiliser xam-xam non pas violence ñoom utiliser wuñ violence de xam-xam lañu utiliser pour génnee seen population ci coono yu ñu nekk tey boo investir woon 1500 milliards ci agriculture presque da ngay régler 70% de ton problème dans ton pays da nga koy régler parce que boo investir lu mel noonu forcément di nga am ay industrie de transformation yoo xam ne forcément da ngay créer valeur ajoutée ndax da ngay dem ci benn économie réelle mooy lan man loolu laa gëm mooy production transformation commercialisation exportation loolu mooy économie réelle léegi soo investir lu mel noonu ngay transformer yaa ngi dégg ngay produire lu doy di transformer commercialiser ba pare nag boo jëfandikoo li ci soxla ba pare li ci des nga exporter ko loolu non seulement da lay permettre milliards yi nga xam ne da doon génn sa biir dëkk pour dem di importer ji milliards yooyu noonu dootul génneti day des sa biir dëkk ba pare nga régler le problème d'emploi yaa ngi dégg ba pare état bi day gën a am xaalis comme ñun suñu état yi ay taxes la ñuy dundee yaa ngi dégg boobaa état bi dina gën a am xaalis gën a am autonomie pour gën a mën a financer ay projets
pour wan la suñu état yi ay taxes la ñuy dundee boo jëlee exemple dëkk bu mel ni Mali Sénégal la ñuy jëndee carburant bu ñu jëndee carburant Sénégal ba pare fayal ko transport yaa ngi dégg yóbbu ko Mali te carburant Mali la gën a yombee chercher l'erreur léegi li ma gëm mooy bu fekkee ne dañ bëgg a développer dëkk bi yaa ngi dégg dañuy jugee ci ay économie des chiffres dem si l'économie réelle l'économie réelle mooy valoriser les entreprises nationales yaa ngi dégg ñi ci am moyen ñu encadre leen entreprise yi nga xam ne amuñ moyen état bi accompagner leen bañ mën a yóbbu dëkk bi ci développement munoo wax ne yow da nga nekk benn dëkk boo xam ne économiquement c'est en vert te yow sa téléphone yoroo ko sa téléphone France Télécom moo ko yor yaa ngi dégg ba pare nga ne yow mën nga assurer sa sécurité xam nga ñii dañuy nax seen bopp sa ndox yoroo ko tey dëkk yu sérieux yëpp seen ndox ñoo koy gérer seen bopp ndax sécurité bu nekk ci ndox tey ndox ñi sérieux ñëpp ñoo koy gérer seen bopp parce que ndox tey dafa bokk ci li nga xam ne mën na sax andi ay guerre mën na dafa bokk ci ay stratégie yu bëri ci wàllu lu jëm ci wàllu àdduna donc état yu sérieux yëpp ndox ñoo koy gérer suñu bopp ñun téléphone gérer luñ ko suñu bopp ndox gérer luñ ko suñu bopp suñuy aéroport gérer luñ ko suñu bopp suñuy tali autoroute à péage gérer luñ ko suñu bopp ba pare ñu bëgg a wax ne économiquement le pays est en vert dañu nax Sénégal yi di nax seen bopp économiquement le pays est à terre comme ni ma ko waxee parce que entreprise nationale yi dañuy souffrir même pour payer ay salaires rek ils peinent à payer des salaires entreprise nationale donc tey du ma ci guddal naa ci ñëw ci lu gën a yaatu pour wan leen ne nag nan la dëkk bi rek nekkee à terre malgré li ñuy Macky Sall di jaay ci ay croissance ak yoo xam ne su waay ci ay chiffres kese la yam dëkk bi yëpp jël na ko jaay ko français yi tey nan ngay comprendre rek dëkk bu mel ni Sénégal kilo yàpp di jar 4000 parce que tout simplement amoo autosuffisance en mouton nga ñëwati Sénégalais yu bari pour ñu lekk jën coof problème la parce que jën coof mu ngi jar lan ay 20 000 francs lan moo ko waral jël nañ suñu géej jaay ko Union européenne c'est-à-dire que ñun mënuñ nekk ci benn dëkk boo xam ne ñun dañu nekk ci biir dëkk étranger suñu biir dëkk non loolu mënul nekk Macky Sall mënul jël lu baax ci dëkk bi yépp jox ko France yaa ngi dégg bàyyi Sénégalais yi di souffrir fii ba pare mu ne moom day nekk ci yelaa quoi non loolu mën a nekk Macky Sall may wax jeunesse bi nañ gën a organiser wu xam ne ki fi nekk ay intérêt personnel am lay gérer ak njabootam ak les intérêts français sénégalais yi tëluñ ko ñoruñ ko nañu organiser wu préparer législatif yi exiger ko cohabitation assemblée yaa ngi dégg nga xam ne dëkk bi dinañ ko mën a téye gérer ko ba fii ak 2024 jël réew mi doxal ko si doxalin boo xam ne sénégalais bu nekk di nga ci gis sa bopp yaa xam da ngaa njool yaa xam da ngaa gàtt yaa xam da ngaa njuul yaa xam da ngaa weex sénégalais bu nekk dina gis boppam ci réew mi loolu la ñuy woo sénégalais yi ñu gën a organiser wu gën a mobiliser wu pour jëlee fi saawaay yi nga xam ne intérêt boppam intérêt njabootam intérêt français yi rek ñoo ko yitteel ñun lu ñuy yitteel mooy intérêt sénégalais yi intérêt africain yi seeni alal yi nga xam ne dañ ay nit ñoo ñëw sàcc ko plus particulièrement France en complicité si ak suñu ay dirigeants alal boobu noonu ñu récupérer waat ko ba mu ñëwaat ci sénégalais yi ñëwaat ci africains yi loolu mooy suñu mbëbët loolu mooy suñu bëgg-bëgg ci loolu lañ nekk ci loolu la ñuy xeex li ñu ci fekk sant nañ ci yàlla maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ba fan yi incha allah jaa ngeen jëf